asalaamaaleykum yéefar yu bëri yi ci Sénégal nga xam ne amuñu lenn lu baax luñ teg ci loxol kenn li ñuy xëy di def suba ba ngoon mooy nuñ xool ba yàq li nga xam ne moo fi baax ko si néew maanaam ci li ñuy xëy di ci gont loolu nag mooy nit koo xam ne nii xëy na boo amoon lu baax loo teg ci loxol kenn doo fi nekk di lijjanti leneen da ngay dem rek jël sa lu baax nga offrir ko nit ñi waaye nag la fait que amoo dara lu baax nga ne naa yàq li fi nekk lépp ñun ñëpp ñu àndandoo doon nit ñoo xam ne nit ñu tekki dara la ñu doon donc kon képp ku leen di diglu na nga xam ne seen mission loolu képp la amuñu lu baax luñ la jox ñu fas yéene yàq li fi baax pour ñëpp àndandoo bon rek kon lii di benn vidéo boo xam ne nii ceddo yi ñoo koy def di am yu ñuy wax ci maanaam yoonu murit ak yoonu tijaan ak yooyu yëpp vidéo bi Khalilou Rahman dana ci expliquer lii nga xam ne ni moo nekk ci li ceddo bi di wax muy ñaawteef yoo xam ne ni kenn xamut lu mu doon. Moustapha Mbacké premier xalif général des Mourides France ñoo ko installé comme xalif ñoo xeex aussi dàq ki nga xam ni moo ko bëggoon daaneel pour doon xalif waaye France mooy principal allié boo ci bëggee am lu la leer foog nga jàng Touba capitale des Mourides de Cheikh Gueye wala nga jàng Cheikh Tidiane Sy wala nga jàng O'Brien wala Christian Coulon maam Cheikh Anta Mbacké moo ne mooy doon xalif bi fi Amadou Bamba jógee parce que mooy rakkam te moo gën a xam yoon bi voilà ce qu'en dit Cheikh Gueye. Les coutumes wolof furent ainsi évoquées pour affirmer les droits de l'oncle le plus âgé Cheikh Anta Mbacké, qui fut en outre le principal organisateur du mouridisme du vivant même d'Amadou Bamba, et d'autre part l'élément le plus dynamique de la nouvelle confrérie dont il était le véritable homme d'affaires. Donc premier camp bi formé wu mooy camp wu Mame Cheikh Anta Mbacké mi nga xam ne benn jarbaatam jàppale na ko mooy sëñ Mohamed Fadal. Deuxième camp bi mooy camp wu taaw mooy Mohamed Moustapha waa kër ndeyam jàppale ko ku ci mel ni Serigne Bassirou Serigne Bara waaye itam Mame Thierno Birahim. waaye ki ci gën a am doole te jàppale ko pour mu doon xalif mooy état, ça veut dire la France. Cheikh Gueye dit ce conflit latent devint même violent, des bagarres ayant opposé les talibés affiliés aux deux camps, de telle sorte que les autorités coloniales finirent par déporter Cheikh Anta à Ségou. Donc pour protéger Cheikh Moustapha, la France génnee Mame Cheikh Anta Mbacké. Bismillah barke borom Touba bala maa indi ay tontu ci vidéo bi nga xam ne kémit yi ñoo koy def di xeex l'islam ak di xeex yoonu murit maa ngi sàkku ci kilifa yoonu murit yi bu dee sama kàddu dina joti ci ñoom ñu gën a jàppale ndaw ñi ci wàllu recherche ci wàllu jàng encadré leen ngir xeeti sos yi ak wax yi ñuy waxal yoonu murit ñu gën cee def ay gëstu ci wàllu xam-xam indi ci ay tontu yu leer ñu mel ni sëñ Xaadim Njaay nga xam ne am nañ bac ak mention bien ñu gën leen a jàppale bu ko jaree sax ñu jox leen ay bourse ñu dem jàngi ngir lépp gën a mën a aar wàllu xam-xam bi nga xam ne Serigne Touba ci la doon jihaad inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa. léegi nag bu ma ñëwee ci vidéo bi waa ji man yenn saa yi dama koy yërëm yenn saa yi ma dogal ko ngànt ndax fi mu doon liiru yu bëri ay njuumte dafaa ne Cheikh Gueye mi nga xam ne moo bind Touba la capitale des Mourides dafa def ay njuumte ci téere bi buñ demee ci page 154 ci fi mu doon waxee fii la relecture de la crise de succession survenue à la mort de Cheikh Ahmadou Bamba montre que dans les confréries la succession de frère à frère a souvent supplanté celle de père à fils malgré tous les principes émis mu ne buñ jàngataatee wuutu gi nga xam ne ginnaaw ba fi ko tedd ki bàyyi ko wuutu nañ ko Cheikh Ahmadou Bamba day wane ne ci tarixa yi wuutu gi nga xam ne mag bu fi jógee rakk moo koy wuutu dafay jëlee woon wuutu gi nga xam ne doom moo koy wuutu baay dégg nga mu ne nag ce mode de succession pourtant rejeté une première fois au détriment d'un frère de Cheikh Ahmadou Bamba constitue aujourd'hui la règle entre ses fils mu ne xeetu wuutu yin googu nga xam ne moom lañ daan wuutu nga xam ne bu fi mag jógee rakk moo war a toog waaye du doom moo war a toog dañ koo changé dañ koo dàq te kat loolu dafa gàllankoor kenn ci rakki Serigne Touba yi maam Cheikh Anta la ci jublu dinaa ko leeral waaye dégg nga maam léegi nag instant bii nii ñu nekk loolu lañ doxal ndax bu fi mag jógee rakk mooy toog waaye du doom mooy toog maanaam bu fi xalifa général jógee doomam du toog waaye rakkam mooy toog maanaam ma jox leen misaal bi fi sëñ Baara jógee sëñ Sidi Muxtaar a toog bi fi sëñ Sidi Muxtaar jógee doomam toogul waaye sëñ Muntaxa moo toog rakkam loolu lay leeral foofu léegi mu ne l'héritier biologique de Cheikh Ahmadou Bamba et son fils aîné Mouhamadou Moustapha Mbacké kon nee na moo ko war a donn en outre la grande considération que le fondateur vouait à son fils ainsi que les recommandations qu'il lui a faites quelques jours avant sa mort en font son héritier désigné nee na maanaam yitte ji wala gëdd bi ku tedd ki joxoon sëñ Mouhamadou Moustapha ak dénkaane yu mu ko dénkoon laataa mu fi bàyyi ko ay fan yu néew rek mooy wane ne moom la tegoon ngir mu won koo doon mooy lu mel ni mu denc ko Touba damay gaawantu te tubaab bi bañ koo gis
lu mel ni tamit mu tabax jumaay Touba ak saytu njaboot gi dégg nga occupe-toi de la famille mu ne mais cela n'a pas empêché certaines grandes personnalités de la confrérie de se poser nee na nag waaye loolu teewut ñenn ci kilifa yoonu murit daal di sampu ngir nekk xalifa ouvertement ou non moo xam dañ koo fësal wala fësaluñ ko en succession éventuelle. Les frères de Cheikh Ahmadou Bamba qui avaient dès les premières années de la confrérie assuré son encadrement et participé à son développement voulaient enfin récolter les fruits de leurs efforts nee na daal rakki sëñ bi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ak di ko saytu ñoom tamit dañoo bëggoon a am seen wàll maanaam comme que affaire yi ñor na ñu am seen wàll ci mbay mi comme moom da ko jàppee mbirum business daal dégg nga ils avaient surtout du mal à admettre qu'un de leurs neveux prenne la direction de la confrérie alors qu'il était beaucoup plus jeune que et avait grandi en partie sous leur zèle liñ mënutoon a nangu mooy seen doom bu ñu waxee neveu fii maanaam seen doom la ndax sëñ Modou Moustapha doom la ci maam Cheikh Anta doom la ci maam Thierno Ibra Faty léegi moom muy jël xilaafa gi ba pare te moom xale la bi muy judd ci seen kanam la juddoo loolu la wax léegi ñu dem ci page 155 li waa ji doon lire mu ngi nii les coutumes wolof furent ainsi évoquées pour affirmer les droits de l'oncle le plus âgé Cheikh Anta problème bi mooy maam Cheikh Anta nekkut rakk ji mag ginnaaw bi fi sëñ Touba jógee maam Thierno Ibra Faty moo ko mag maam Thierno Ibra Faty ma ngi gane àdduna 1863 ci buñ sukkandikoo ci Touba mosquée mooy loolu ma leen tafal te maam Cheikh Anta 1867 lañ wax. loolu mooy première njuumte bi en plus dinañ dem ci note de bas de page 18 lam fa wax mooy mu ngi nii mu ne les conflits de succession et les alliances politiques ont déjà été décrits par Christian Coulon mooy livre bi booy bi doon wax léegi moo nekk nii léegi nga le marabout et le prince Christian Coulon moo ko bind dinaa ci ñëw après ak beneen livre bi mu doon wax ne la confrérie sénégalaise des mourides bu Cheikh Tidiane Sy tamit mais tey jii damay concentré wu ci erreur yi nga xam ne Cheikh Gueye def na ko beneen bi boo ñëwee ci note de bas de page 20 ndax daf ne le conflit devient inévitable maanaam mu ne Cheikh Ahmadou Bamba lui-même avait certainement craint cela nee na sëñ bi dafa mel ni ragaloon na ginnaaw bi fi bàyyi ko maanaam ay jafe-jafe ay jàppante baati mbubb maanaam ay xeex ak xuloo am mu ne dans une lettre qu'il aurait écrit de son exil au Gabon il leur disait ô toi l'aîné gis nga fii aîné bii fii tamit dafay jóob ndax lettre boobu mooy lettre bii ma leen di waaj a wan Serigne Touba Mame Mor Diarra mi nga xam ne mooy taaw bokk ak moom ndey ak baay moom la ko bind mooy lettre bii dinaa leen ko liiral après te moom mii tamit Cheikh Gueye dama koy dogal ngànt parce que moom tamit dafa juum parce que mu ngi ko jëlee ci téere bii di essai sur la contribution du Sénégal à la littérature d'expression arabe bu Amar Fall mooy téere bii ma yor nii gis nga essai sur la contribution du Sénégal à la littérature d'expression arabe boo demee ci page ma xool mu ngi nii page 457 boo xoolee lettre boobu dafa ne c'est une lettre de remerciement d'abord son frère aîné Mouhamadou xam naa lii moo ko trompé Mouhamadou Diarra la Mame Mor Diarra borom saam dégg nga avait dépêché au Gabon un nommé Ababacar pour porter à l'exilé des offrandes mu ne Mame Mor Diarra dafa yabaloon ko ñuy wax Ababacar ngir mu yóbbul sëriñ bi ay addiye daal ay xéewal léegi lii moo leen trompé mais dafa war a xam ne frère aîné déjà maam Cheikh Anta magu fi kon Mame Mor Diarra lay wax léegi kon lii mooy wane ne booy bi dafa def ay erreur yu bari erreur yooyu nag mooy wane ne lépp lu mu wax day màbb day daanu te téere ba mu ko jëlee tamit amul benn référence bu baax ba mu joxe mooy téere bi léegi lettre bi Serigne Touba mu ngi ko bindoon Mame Mor Diarra ak rakkam yépp ndax ca lettre ba dégg nga boo demee ci téere bi booy bi jël dane dans une lettre qu'il aurait écrit de son exil au Gabon il leur disait ô toi l'aîné ô Mouhamadou conduis-toi en homme digne mooy na nga nekk ku mat kilifa de ce nom dégg nga en homme digne de ce nom envers tes petits frères na nga mat kilifa say rak et tu seras digne des louanges bu ko defee dees na la gërëm dees na la sant léegi xool leen lettre bi Sëñ Tuubaa bindoon
Mamor Jaara bismillahi rahmani rahimi alhamdulillahi alhafiz alkarim wasalaatu wasalaamu ala shafii al azim sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi zawit taslim hada yëgal ne wa innahu naka lay wér te wér min abdillahi ma ngi bàyyi ko ci jaamu yàlla bi sëñ Tuubaa taala wa xadimi rasul yi tey liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam muhammad ibn muhammad mooy muhammad doomi muhammad ila aqihi jëm ci fereeram shaqiiqihi bi mu bokkal ndey ak baay te maam Cheikh Anta bokkut ak sëñ Tuubaa ndey ak baay muhammad ibnu muhammad mooy muhammad moomu mu doon wax mamadou moomu ñu wax ci téere bi maanaam problème yii la jàngkati tubaab yi am di interpréter nu ñaaw maanaam mbindi sëriñ si di interpréter nu ñaaw mbindi arabe yi di ci wax lu leen neex dof yi kémit yi ak wahabis yi ak fenkat yi di ko jël di ñu tromper léegi il faut ñu am ko encadrer benn cellule de communication bu mag yoonu murid jiitu ko ñuy encadrer ndaw ñi ngir ñu mën di indi ay réponses yu leer di leeralal nit ñi parce que lii nit mën na koo jàng defe ne yoonu murid dañ doon xeex ci xilaafa gi wala yu mel noonu bu ko defee mën naa indi yeneen jéyee sax ci wàllu ci biir yoon wi ñi bokk daaru salaam ak ñi bokk daaru xuddoos ñeneen ak ñeneen parce que mbirum seytaane la kon nag dinaa ci indiwaat yeneen i leeral bu ko jaree sax ma taal ci live ñu yóbbu ko YouTube mais daal maa ngi ñaan yoonu murid ñu gën a encadrer ndaw ñi ci wàllu recherche wàllu gëstu xam-xam ndax ñi bind ci yoonu murid bëri na lool man am na ci yu bëri yoo xam ne nii jot gi daa tax dama koy bàyyi mu jàll te ñu ma ëpp xam-xam dong nga fi nekk te bu ñu leen jàppale woon encadrer leen mën naa am dana gën a taw féexe kon ñoo ngi koy daanelee foofu di wax ne daal booy bi lu mu doon ay caaxaan la rek xam naa dafa liiru référence yi booy liir ab livre note de bas de page référence yi ñu lay jox da ngay dem nga liiraale ko ngir bañ a juum waaye sinon borom téere bi bu xalangoo da ngay xalangoo ànd ak moom jërëjëfe borom Tuubaa abonné leen